Lamyn TV nuyu nañ leen bëggee nañ leen tey mercredi le 12 janvier 2022 comme ni ñu koy defee chaque mercredi ñëwaat ak yéen ci journal di Mbapat suma gars yi rang muy abonné tout droit ngeen di laal cloche bi di jot notification yi lépp luñ dugal ngeen jot si waaw. Zulum Zalama tey nag dañuy ñëw directement rek ci résultat yi diggante mercredi ba mercredi ñu commencé ko jeudi le 6 janvier. jeudi le 6 janvier fi nga xamante ne moom mooy Ndaayaan amoon na benn lamb foofu Doudou Sané bu Diofior Xadafi moom moo ko jël ko ci kaw Libidor bu Ndaayaan poids léger yi foofu ca Ndaayaan Lamine Petit Sélé rakk ci Sélé Mélé bu campement ngay xoox moom moo ko jël ci kaw Ngor Ñaax bu Mbeel Sob wala bu Farabugum raw gaddu yi foofu ca Ndaayaan Pape Demba bu Njagañaaw moo ko jël ko ci kaw Moussa Faye bu campement ngay xoox léegi le 6 aussi Bettenty ci la doon jeex Bettenty baa boobu ñoo joor moom moo ko jël ci kaw Maam Faali bu Fambine wala moo géet ci numéro 2 waaw. léegi ci vendredi bi le 7 janvier 2022 fi nga xamante ne moom mooy Kerñeen Séeréer mu ngi doon tëgg benn làmb foofu Fambuda wala Famara bu Baasul Samo moom moo ko jël ko ci kaw Caat bu Waalo foofu ca Kerñeen Séeréer Buur Géwél waaw Buur Géwél rakk ci fils de Batlin si gi moom moo ko jël ko ci kaw Mamou Zidane bu Ñoojoor. léegi bu ñu jógee le 7 vendredi ñu enchaîné ci samedi bi le 8 janvier le 8 janvier nag lamb yi xawoon naa bëri torop fi nga xamante ni moom mooy Nguunjaan mu ngi doon tëgg Nguunjaan foofu Doudou Sané moom moo ko jëlaat Doudou Sané bu Diofior jël ko ci kaw Libidor bu Ndaayaan donc Doudou Sané ak Libidor dañoo finalu jeudi noppalu vendredi samedi ñu finalu waat Doudou Sané daanaat ko 2-0 ci benn semaine waaw donc Doudou Sané moom moo jël Nguunjaan ci kaw Libidor. Tony Junior bu Kër Mbir moom moo jël poids léger yi foofu ca Nguunjaan jël ko ci kaw Malick Sarr foofu ca Nguunjaan rawgadu yi Aliou Korfaatu bu Joal moom moo ko jël. Fatick aussi amoon na lamb ci samedi bi le 8 janvier ki nga xamante ne moom mooy Modou Faye ordinateur le champion d'Afrique moom moo ko jël ko ci kaw mbay délégué bu Caalaan foofu ca Fatick Mbir Njool bu Joal moom moo jël poids léger yi jël ko ci kaw Mamou Zidane bu Ñoojoor donc Mamou Zidane daa ñàkk final poids léger vendredi ñàkkaat final poids léger samedi di courage Mamou waaw. léegi ci samedi bi ba tey le 8 janvier fi nga xamante ne moom mooy yëngale amoon na lamb foofu fa Apicène wala Ngour Bane moom moo ko jël ko ci même waa dëkkam di Biram Mbissine Sène donc final 100% bii baan lañ amoon foofu ca yëngale waa léger yi ki nga xamante ne moom mooy Yangantin moom moo ko jël ko ci kaw Kaani Sadam wala Saaj bu Njongoloor waaw bu ñu jógee yëngale ba tey ci samedi bi campement Ngeekoox mu ngi doon tëgg làmb campement Ngeekoox foofu El Hadj Ndiaye bu Joal waa John Lass wala Caatu Ayda moom moo ko jël ko ci kaw Sélé Mélé champion bu mag bi moom Sélé daa ñàkk final foofu biir dëkkam poids léger yi foofu ca campement Ngeekoox li nga xamante ne moom mooy Maurice bu Palmarin moo ko jël ko ci kaw benn gain bu ñuy wax Raskas waaw. ci samedi bi ba tey le 8 fi nga xamante ne moom mooy mbaan mu ngi doon tëgg làmb foofu Ousmane Senghor wala Ousmane Osaas moom moo ko jël ko ci kaw Gaan Diofane Ibou Senghor numéro 2. fi nga xamante ne moom mooy Obuj aussi amoon na làmb foofu Rajaxe moom moo ko jël ko ci kaw Boy Diouf loolu ci samedi bi la woon. ba tey ci samedi bi fi nga xamante ne moom mooy Parar amoon na benn lamb aussi Aliou Petit Avion moom moo ko jël ko ci kaw Ernest bu Ndofane waaw. Batista bu Kaolack am na benn lamb bi mu jël Farafeñe daa mel ni mais ki mu daan nag résultat boobu moom moo ma réer quoi oui. léegi bu ñu jëlee ci dimanche bi le 9 janvier Adrien Senghor amoon na benn lamb foofu seen kumpa. moo fa daanu final ki jël Adrien Senghor di Yexil moo jël Adrien Senghor ci dimanche bi le 9 janvier ci kaw seen kumpa ci dimanche bi aussi Boyar ci la doon jeex Boyar guy gi bu Jilaas moom moo ko jël ko ci kaw Daawda bu Suujaan waaw. foofu ca Boyar Jéen bu Lul Seeseen moom moo jël rawgadu bi jël ko ci kaw Mamadou Gakou non Jéen bu Lul Seeseen waaw moo jël poids léger yi jël ko ci kaw Mamadou Gakou la Gazelle waaw. Maam Bas bu Jilaas jël
li nga xamante ne moom mooy raw gaddu bi jël ko ci kaw beneen waa Djilass muy yut bu Djilass moo daanu final ci raw gaddu yi. léegi Bassoul aussi mu ngi doon jeex ci dimanche bi le 9 janvier foofu bandi 40 ans bu Fambine moom moo ko jël ko ci kaw Fambu dafa mara baas wala Famara bu Bassoul Famara dafa ñàkk final biir dëkkam moom tamit. léegi Kocoox mu ngi doon tëgg ci dimanche bi Kocoox foofu Lagandong bu Fadiouth moom moo ko jël ko ci kaw Mamadou Gakou donc Mamadou Gakou la Gazelle dafa daanu final poids léger fi nga xamante ne moom mooy Boyar ci guddi gi mu jàll fi nga xamante ne moom mooy Kocoox daanuwaat foofu final ci poids lourd yi. léegi ba tey ci résultat yi le 9 bi ci dimanche bi Kër Farba dëkk suñu yaay Mbayang Loum ak ñoom Kumba Jaga mu ngi doon tëgg foofu Soosoox Papa Ngane moom moo ko jël ko ci kaw bateau numéro 2 waaw poids léger yi foofu ca Kër Farba maam bu Njongoon moom moo ko jël ko ci kaw Ousmane Volta. léegi Sandiara aussi amoon na benn làmb ci dimanche bi foofu góor gi Saar saay moom moo ko jël ko ci kaw Jaasi Pël waaw. léegi buñ jàllee ci dimanche bi le 10 janvier wala lundi bi le 10 janvier fi nga xamante ne moom moo Djilor ci la doon jeex Djilor Boy Maroon moom moo ko jël ko ci kaw Doudou Sané Xaddafi bu Diofior. léegi fi nga xamante ne moom mooy Djilor poids léger yi Ganja Fama bu Bettenty moom moo ko jël ko ci kaw El Hadj Ndiaye bu Joal. Ahmed Diokh wala double moteur bu Féné double moteur bu Palmarin moom moo jël raw gaddu yi foofu ci kaw Koke bu Samba Diallo. poussière yi foofu ca Djilor Pastami bu Fimela moom moo ko jël ci CFA waaw. Diofior également mu ngi doon jeex ci lënd bi foofu Doudou Sané moom moo ko jël ko ci kaw Sélémélé donc Doudou Sané daa daanu final Djilor ñëw Diofior jël ko ci kaw Sélémélé. poids léger yi foofu ca Diofior barrage wala Alamane bu Bawut moom moo ko jël ci kaw Mbay délégué. raw gaddu yi foofu ca Diofior Goudia bu Djilor moom moo ko jël ko ci kaw Omar bu Marloj. Jirnda aussi ci lënd bi la jeex Maam Faali moom moo ko jël ko ci kaw Hygiène bu Jirnda. raw gaddu bi wala tànk yi Pira bu Simal moom moo ko jël ko ci kaw Cheikh bu Jirnda drapeau bu ndaw bi Madi bu Jirnda moom moo ko jël. waaw loolu mooy li ñu jotoon ci ay résultats bu làmb ji ci weekend bi ñu génn. léegi bu ñu jógee ci résultats ñu jàll ak leen ni ci li nga xamante ne moom mooy le programme du weekend jox leen làmb yi fan la war a amee. nuñ koy commencé ci le 14 bi ci vendredi bi le 14 janvier fi nga xamante ne moom mooy Maka Kawoon am na làmb. le 14 ak le 15 800 000 lañ teg ñaar drapeau lay doon Maka Kawoon ginnaaw Kaolack. fi nga xamante ne moom mooy Mbétiid aussi dëkk di Jexaa doom ci Mbayang Loum waaw di Jexaa dëkkam am nañ làmb le 14 le 15 ak le 16 1 million lañ fa teg Mbétiid boo demee ba Kër Martin jël ran bi dem Joyna Mbétiid fa la nekk waaw ci yoonu Fatick bi 1 million lañ fa teg le 14 le 15 ak le 16 janvier. waaw fi nga xamante ne moom mooy Fimela aussi le 14 lay commencé mais Fimela le 14 la ba le 17 4 jours ñu ngi fay teg 25 nagan 25 bëf lañ fa teg ak 125 000 Fimela ay centre ville ñoo woote foofu ca Fimela 25 nag loolu gëtt la de suma gars yi waaw. Dioral aussi mu ngi commencé le 14 le 15 ak le 16 Dioral aussi mu ngi ci yoonu Fatick bi waaw boo passé Kër Martin côté Diouroup yooyu noonu waaw côté Njongoloor yooyu. waaw Dioral mu ngi foofu le 14 le 15 ak le 16 Dioral ñu ngi teg 9 bëf 9 nag ak 100 000 francs ci ñetti drapeau. léegi bu ñu jalee ci samedi bi le 15 Góor production moo woote terrain gaal gi Dakar tegal mbër yi 2 millions foofu aussi ñaar drapeau lay doon Góor production samedi le 15 janvier 2022 2 millions terrain gaal gi waaw. fi nga xamante ne moom mooy Foundiougne aussi am na lamb ju rëy. ci samedi bi le 15 janvier Foundiougne ñu ngi teg 15 nag 15 bëf waaw ñaar drapeau lay doona foofu ca Foundiougne le 15. fi nga xamante ne moom mooy njëmu am na lamb waaw foofu FC Ibu Njëmu ñoo fa woote fan si club Ibu Njëmu ñoo woote biir Njëmu tegal mbëri 500 000 waaw. Abdou Goma Diouf aussi ak Salifa production am nañ lamb bu ñu organiser le 15 janvier bi fale ca Tivaouane tegal mbëri 1 million 500 000 waaw Foundiougne yaakaar naa wax naa ko
15 nag lañ fa teg Fathia production ñoo fa woote waaw. léegi ci le 16 bi dimanche bi le dimanche 16 janvier fi nga xamante ni moom mooy Adrien Senghor am na lamb Souley Sagne moo fa woote tegal mbëri 1 million nag Souley Sagne Souley Sagne yow ɓee nga yaa juma jura cosaan te xedaan rooga damtin waaw moo woote fa nga xamante ni moom mooy Adrien Senghor tegal mbëri 1 million waaw dimanche la le 15 janvier waaw. dimanche bi aussi le 15 janvier mbétit ci lay jeex mbétit 1 million lañ teg 3 drapeaux yëpp xaw ma nañ ko partagé nag. Joral aussi ci dimanche bi le 16 lay jeex foofu 9 nag lañ fa teg ak 100 000 waaw. léegi le 17 ba le 21 fi nga xamante ne moom mooy Niodior am na lamb foofu ñetti nag lañ teg ak benn xar ak benn télé écran plat ak 55 000 ans Niodior le 17 lay commencé jeex le 21. waaw ci le 17 bi aussi ci la Fimela di jeex mooy 25 nag yi ak 125 000 yi jaajëfal nañ leen di jox dig daje si beneen journal di jaajëfal caméraman bi Zal tout droit Zal zulum zalam kon aca gaay rang muy abonné waaw kontaan si yéen bu baax. Indonin déeg